parce que nit ñi laru ci terre bi ne ba léegi ñi ngi teer ndax ndàmpaay yi ñu leen jox dafa ndaw rax si dolli gisaguñu terrain yi leen président Macky Sall diggoon gannaaw bi ñu tëjee woon seen i kër ña dëkk ca quartier Nemo ca Ziguinchor mer ci anam yi ñuy séddale dund bi nguur gi baaxee njaboot yi néew doole tax nag ñu sax ñu doon amal ab ñaxtu démb ci samedi ji muy kàddu yu ministre bi yor njàng mi bi yoon moom puusat du am njàng mi dina tàmbaliwaat alxamis bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin Mamadou Talla xam ne tamit ne sóoraale nawet bi jël si matuwaay daañu jeexale Coronews di xibaar yi ñeel mbas mi di coronavirus mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne su du leen ci ay faram-fàcce. El Hadj Ndiogou Diène Abdou Thiam moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu dellu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar suba gi dañ koy door ak ñaxtu bu tukkee ci ñi nga xam te ne ñoo loru ci TER bi di train express régional li ñu bëgg nag mooy ñu xoolaat ndàmpaay yi ndax li leen jox dafa ndaw lool te lijjantiwul dara tax sax ñoom tamit ñuy fàttali njiitu réew mi terrain yi mu leen digoon gannaaw bañ tojee seen kër nee na nag boobu ba léegi ñu ngi xaar wax gisaguñu dara Ibrahima Cissé moo jiite kuréel gi ëmb ñi loru ci TER bi ñu déglu ko ak Jo Maron. depuis bi projet TER bi commencé dafa am luñ ci yaakaaroon yaakaar boobu gisuñu ci dara ñu dox ci ay jéego depuis 2016 ba daaw yeeg président jot ci ba mu ci jotee am na lu mu ci waxoon am na ay recommandation yu mu joxe woon mais recommandation yooyu ba léegi gisuñu ci dara ndax dafa ni woon képp ki nga xamante ne amoon nga fa terrain amoon nga fa kër dara la joxaat terrain ba pare am na barem yoo xamante ni dañ koy xoolaat barem bati bi dañ koy xoolaat boole ci am na yeneen yoo xamante ne ay ngëneel la yoo xam ne dafa ànd ak projet bi te dañ ko waroon jox xaalis yi ñu waroon fay nag dafa des maanaam ñun dañu jàpp ni dañoo avance jox ñu loo xamante ne xaalis bi ñu war a tabaxee lañ ñu jox mais terrain yi ñu war a jox pour ñu tabax nga gisuñu ko xanaa nit du tabax nag ci jaww ji xaalis boobu ñu jox nag daf ñu indil ay problème parce que xaalis kenn mënu ko denc ñu jox la xaalis bu toll noonu say mbokk ak ñëpp yaakaar ci bon ngay feebar di faju di loué nag nekk ci location parce que toj nañ sa kër jamono jooju ba ñu tojee sa kër ba léegi da ngay nekk ci location di xaar terrain yoo xam ne xamuñu kañ lañ ciy jot loolu yàqal nit toroxal doomu aadama mënta weesu loolu te projet bi bañ koy tëgg dañu ne woon dañuy ñëw pour suqali Sénégal réew yi nga xamante ni dañoo bokk ci banque africaine de développement ak la France bi nga xam ne AFD la ñooñu seen dërëm ak duubal la ñu dajale pour indi ko ni dañuy soxali Sénégal malheureusement ñun li ñu constaté mooy dañu jël xaalis boobu pour ñëw ñu toroxal ñu. yéen jël xaalis boobu ñëw ñu torxal ñu di kàddu yi Ibrahima Cissé jotee kuréel gi ëmb ñi loru ci TER bi ci mbir moom nag RFM jëm na ci jokkoo ak directeur général bu APS bi nga xam te ne moo yor mbir mi waaye Mountaga Sy bëgg ci addu wax ci séddale ndimbal bi nga xam te ne nguur gi da ko jagleel néew di doole yi nga xam te ne mbas mi di coronavirus dafa leen laal jigéen yu NEMA 1 di koñ bu nekk ca Ziguinchor ñoom nag gis ñu ci seen bopp ndaxte dañu gis ne daal boolewul leen ci li nga xam te ne mooy ñu war a am ci ndimbal googu tax sax démb ñu wàccoon ci mbedd bi amal doxub ñaxtu nee na nag duñ ci yem beneen nupp ñaxtu di ab dajaloo fas yéeneen ko amal suba ci altine ji kon ca gouvernance bu Ziguinchor Lamine Bax. weesu nañu téeméeri soxna yi nga xam ne ñoo ngi fekk baax ci NEMA 1 di ab quartier bu nekk ci commune bu Ziguinchor wàcc nañ te ci tali bi wane naqar wi nga xam ne moom la ñu amee gannaaw bu ñu seetloo ne ndimbal bi nga xam ne nguur gi jégleel na ko ñi nga xam ne ñoo loru ci mbas mi ñoom dañ leen ci beddi Paulette Bass moom moo yore seen i kaddu. tey nag moom dafa jot ñu wax parce que nit ñaa ngi toog seen i kër ay weer defuñu dara ñu ne dañoo joxe ceeb pour ndimbal léegi ceeb bi ñëw foo dugg ñu naan la yow amoo droit jël ceeb kenn warta am droit jël ceeb c'est parce que amoo bourse te ni waruñu woon lekk ci bourse bi. nee nañu kilifa yi dañ leen a bañ a jagleel ndimbal boobee nga xam ne nag ñoom soxla nañ ko ndaxte loolu nañ bu baax a baax ci li nga xam ne nag boo di mbas mi. liggéeyatoo defatoo dara ñun dañoo sonn ndimbal bi moom yaakaar naa ni bu ñëwee ñi nga xamante ni jotuñu woon a am ci bourse bi ñoom lañu waroon a ñamal tam ñoom lañu waroon a ñamal ñu ñam dañoo sonn loolu du dëgg du yoon dañ cee war a kaas ki sax daf ñoo war a dégg dañ ciy war a kaas. Xarjata Xaaruna Ba nga xam ne moom mooy bàjjenu goxu quartier NEMA 1 ginnaaw bu mu wonee mer bi nga xam ne nag moom la amee nee na soxna yi nga xam ne ñoo amal ñaxtu bi yelloo nañ bu baax a baax ndimbal bi nga xam ne tukki na ci nguur gi. am na ñu fi nekk yelloo nañ ceeb bi te tey luy yelloo ceeb bi tëj bi amee ñëpp a tëju. waaw dëgg la ñi am tëj am kenn terenewul kenn doxul ñu dund ko
fii jigéen ñi fi ñëpp yëpp dañuy liggéey ci gox bi moom mën naa seede loolu ci sama borom Macky Sall na ko déglu Tilène Ziguinchor Tilène Néma kenn jotu ci ceeb lu dul ñu am bourse defuñu lu rafet defuñu soxna yi nga xam ne ñu nga yeewoo ci Néma 1 nañ nag may nañu diir kilifa yi bu ñu saafarawul seen i jafe-jafe danañ dem ba ci gouvernance ba manifester fa ngir ñu dégg leen ci li nga xam ne moo leen soxal jamono ji Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. Lamine Ba dañuy des foofule ca bët Saalum réew mi wax bi yoon lu soxal njàng mi ministre bi ñu ko dénk Mamadou Talla mi nga woon foofule ca diwaanu Sédhiou ngir xool nag matuwaay yi gannaaw bi nga xamante ne nguur gi dafa jàpp ne dañuy ubbiwaat l'école yi alxamis bi di ñëw ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin. moom nag Mamadou Talla li mu xamle moo di ne bi yoon moom poussatu ci am élèves yi daañu delluwaat ci l'école yi rawatina ñuy def examen ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bi leeral yeeg mag sekli campagne du am benn gàkk-gàkk bile yoon ci ñaari fukki fan ak juróom ci weeru juin bi dinañu dooraat njàng mi nuñ ko namee def ci gis-gis joriñ bi yore wàllum njàng mi ci réew mi Mamadou Talla. li ñu gis fii si Sédhiou mooy que inspecteur d'académie moom ak ñi mu àndal bi ñu wone le plan si wàllu matériel xam nañ ne amul benn matériel bu manqué fii d'ailleurs commencé nañu sax amay stock si pédagogie également gis kenn si lycée bi fii proviseur bi wax na lépp pare na donc li may ñaan xale yi ak parents d'élèves yi comme communauté bi yëpp jóg na maire yi conseil départemental syndicat yi société civile autorité administrative yi donc li ñu amoon yëpp jóg nañu pour ñu sauver suñu année scolaire donc mun naa wax ne daal li ma gis fii si Sédhiou kontaan naa si wax dëgg yàlla man ak ñi ma àndal mun naa wax ne conditions yi léegi pare nañu comme conditions yi pare na li ñu xaar rek mooy que à partir du 25 ñu dem comme yeneen réew yi li ñu def ñun Sénégal du ñu des si ginnaaw ñun aussi le 25 dinañu commencé. ci kaw noonu joriñ bi mel ni lu joy ndigal xamal ni ci ñaari fukki fan ak ñaar ci weer bi l'école yi wala ñu tijji seen i buntu mbir yi tàmbali yëngu. li may ñaan rek mooy que à partir de 22 que ñoom ak yeneen inspecteurs yi ñu sillonné région bi ñu jëm si école yi toog si école yi di waxtaan di déglu di conseiller di expliquer parents yi su ñëwee laaj lan la kañ la fan la et en même temps ñu xool comme année bii ni mu mel nii la localité bu nekk day seet sa réalité mu jéem a adapté wu la transmission bu ñuy wax apprentissage. ci Sédhiou joriñ bu yor wàllu njàng mi dafa tàmbali tijji waxtaan ak comité technique inspection académie bi laata muy dem ci lycée Ibou Diallo di ab lycée test ngir nemeeku dispositif bu ñu tëral ngir waajal bii lay ubbite Max Euclide Kamfani ci Sédhiou ngir RFM. Max Euclide Kamfani moom ministre bi yoon njàng mi Mamadou Talla demoon na tam ca Ziguinchor ngir nemmeeku fu ñu toll ci wàccaay ubbite gi alxamis bi di ñëw foofu nag la mu fa wax jëm na ci wàllum nawet bi nee na nag matuwaay jël nañ ko ngir daal taw yi bañ a yàq njàng mi dañ koy déglu moom Mamadou Talla ci micro Lamine Ba. li ñu gis fii si Sédhiou mooy que inspecteur d'académie moom ak ñi mu àndal bi ñu wone le plan si wàllu matériel xam nañ ne amul benn matériel bu manqué fii d'ailleurs commencé nañu sax amay stock loolu moo am Ziguinchor si yenn produits yi mun nañu am sax le double mooy 200% pratiquement fii aussi amul dara lu manqué lu matériel et banque si pédagogie également gis kenn si lycée bi fii ñu nekk proviseur bi wax na ba pare nee na emploi temps yi pare na classe physique yi pare nañu lépp pare na donc li may ñaan xale yi ak parents d'élèves yi comme communauté bi yëpp jóg na maire yi jóg nañu conseil départemental jóg na syndicat yi jóg nañu société civile jóg na autorité administrative yi jóg nañu donc li ñu amoon yëpp jóg nañu pour ñu sauver suñu année scolaire li may ñaan rek mooy que à partir de 22 que ñoom ak yeneen inspecteurs yi ñu sillonné région bi ñu jëm si école yi que ñu jéem a seet toog si école yi di waxtaan di déglu di conseiller di expliquer parents yi su ñëwee laaj lan la kañ la fan la et en même temps ñu xool comme année bii ni mu mel nii la localité bu nekk day seet sa réalité mu jéem a adapté wu la transmission bu ñuy wax apprentissage yi donc li ma gis fii si Sédhiou kontaan naa si wax dëgg yàlla man ak ñi ma àndal mun naa wax ne conditions yi léegi pare nañu comme conditions yi pare na li ñu xaar rek mooy qu'à partir du 25 ñu dem comme yeneen réew yi li ñu def si àddina bi ñun Sénégal du ñu des si ginnaaw ñun aussi le 25 dinañu commencé suñu xale yi mun a am seen baccalauréat mun a am seen brevet mun a am également seen CFA ak entrée en sixième comme ça déwén ñu passé en classe supérieure. mu nekkoon ministre Mamadou Talla di ministre bi yor njàng mi des ba léegi ci njàng mi ak wàllu formation professionnelle ki directeur de la formation professionnelle daal di tontu étudiants privés yi nga xamante ne ñooy def BTS ci public bi nee na nag du wareef pour nguur gi mu jox leen ni bourse ñoom étudiants yooyu la dañ ko laaj teewul nag mu xam ne ci force Covid 19 nguur gi dina ci jàppale ni école privée yi directeur formation professionnelle Abdou Fall ci jokkoom ak Jomaroon. dafa am ay étudiants yoo xam ni ay élèves
yoo xam ni ñi ngi inscrire ci BTS d'État ci école formation professionnelle technique publique yooyu au niveau donc du ministère dañ leen di jox ay bourses chaque 6 mois ñu verse leen la totalité donc de la bourse pour le premier semestre fin mars bi lañ leen fay totalement seen bourse ñooñu taxul ñuy wax maintenant ñii di wax ni moom mooy xale yi nga xam ni seeni parents dañ leen inscrire ci école privée yi pour que ñu def BTS yooyu nag ñun le ministère en charge de la formation professionnelle amalul leen bourse faut que mu leer mais comme ay doomu Sénégal lañu donc état aussi mun na leen jàppale mais ni mu leen di jàppale moom mooy ni muy jàppale famille yëpp boo xoolee par exemple ci force Covid 19 bi état mi ngi jàppale famille yi nekk ci Sénégal yëpp léegi ci jàppale boobu loolu defe naa ni état mun na ci dugal loxoom mais nekkul loo xam ni l'état daf ko war a def par la force donc des choses. Parce que ce sont des étudiants qui sont yoo xam ni dañu inscrire régulièrement donc dans les écoles privées pour def BTS. mu nekkoon Abdou Fall di directeur de la formation professionnelle 8h tegal fukki minutes ak benn. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. El Hadj Ndiogou Diène. wéy ci xibaar yi ak jafe-jafe yoo xamante ne ñi nga xamante ne ñooy commerçant ya nekk ca marché central bu Kaolack ñi ngi koy dund li koy waral nag mooy ay ndoxu yu bon ndoxu fos yoo xamante ne ay ball foofule ca marché ba di loo xamante ne nag tax na ba yenn client sax mëntuñoo yegg ci cantine yi ñii di commerçant yi di sakku ci kilifa dëkk ba ñu daal di jóg ci mbir moom wut ci saafara Ibrahima Diame. ay ndoxu fos feesati dal ci yenn endroit biir marché central bu Kaolack ñuy door a tàmbali nawet xeet bi melokaan bi kenn mënu ko nettali Sambakor Diouf kenn la ci adjoint délégué marché bi de. gis ngeen fi ngeen film nii yëpp gis ngeen ndox mi ni mu demee te loolu lenn war nañ ko lu dul ñàkk canal yi ñu tiré parce que dañ daan def chaque événement comme maanaam bu nawet bee jub si ñëf tëj marché 2 jours 3 jours ñu tiré canal yi su ko defee ndox mën a dem ñun déclaré nañ ko mairie plusieurs fois xeet gu bon la ñuy dund chaque jour ay canal lii ndoxu foos la du ndoxu taw quoi te yàlla ji taw premier taw bi sax bi ñuy def fii yëpp dafa rende woon. situation bi tax nag ba commerçant yi féetee mbaaru effet ak mbaaru xartum yi mu gën a laal wone seen naqar bu baax a baax. sonn nañ torop ba fu coono yem sonn nañ suñu kemtalaay kattan sonn nañ lool. non seulement benn nee nañu gisatuñu client waaye feebar yi ci tàmbali di ci jëlee moo leen gën a ëllëm. ndax ndox mi xet gi mu àndal rek musiba naaru laay la feebar bu ne ñoo ngi ko fi jëlee fi may wax ak yow nii man damaa soj ba mënuma wax ñi ma dendal nag waxaalewu ma leen ñëpp a tëdd feebar ndax ndox mu salte mu bon mi gisatuñu client gisatuñu ku ñu mën a jaay ku ñëw ba fii da ngay wuññeew. bu ngeen taxawee fi ba léegi gisulum kenn ku fi laaj dara ñu ngi nii toog dañoo bëgg ñu dimbale ñi da ko diwboo sa ba mu set wecc ndax lii feebar la man sinusite laa yor dañ maa tere xet gu bon te lii ci lay dëkk bët bu set. et pourtant moo ne de bi gouverneur jëlee ay dogal ci xeexu mbas mi di tëj marché bi le dimanche liñ ci sorale woon moo di ne ñu mën ko raxas waaye furas kenn mosu ko def bu ñu sukkandikoo ci délégué marché bi. rien amul lenn lañ fiy def par dimanche léegi nag ñu appelé samedi pour dimanche bii di ñëw suba comme ñu mën ñu dimbale ñu ngi kii rek client li daanaka at bu jot lii la commerçant marché central bu Kaolack di dund ay ndoxu foos yu bal di wutali seen cantine ndax caniveau yu bouché bu tawee nag beneen affaire la dañuy tëj toog seen kër Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. Ibrahima Diame bu ñu jógee ba ci Kaolack day dem ba Ndar wax nag ci coow li am jamono ji ci wàllum statut fédéral bi nga xam te ne ñenn ñi dañoo gis ne dañ jot na nag ñu daal di koy daaneel ndaxte dafay mandargaal noteel ki nga xam te ne mooy colonel Moumar Gueye di bindkat bu ñu ràññee nekk tam doomu Ndar daal di addu ci mbir mi moom li mu gis moo di ne daaneel ay statut fédéral bu du wax ji mooy dëkk ba la mu soxla wàllum karange ak wàllum cet ak yeneen loolu mu war a soxla askan waaye du ay statut ñu déglu kàddu yi colonel Moumar Gueye ci téléphone Jo Maron. nekk foofu di wax naan nañu xeex weñ geeg fer bi weñ geeg xeer yi kooku yaakaar naa ni perte temps la rek Ndar am na leneen lu ñu soxla ca mu nekk nag ci suñu jukko yi nun ñi dëkk Ndar defar Ndar jëriñ Ndar setal Ndar defar suñu jukko yi àndandoo nekk benn bàyyi xeexoo ak xuloo ak bu ñu meree di taal dëkk bi yooyu moo ëpp solo gis nga affaire statut du dara gis nga boo demee Égypte da nga fay fekk firawna yi fa amoon ñoom ñëpp am nañu fa ay statut te Égypte nekk réew jullit bu mag a mag a mag université yi gën a mag foofu lañ ne taxul ñu nekk ñoom di perdre seen temps naan dañuy dem di daaneel ay statut ak yu demee noonu te firawna yooyu la ñoo gënoon a bon fukki yoon ak juróom ndax ñoom dañu ne woon ay yàlla lañu dañ doon yemale seen bopp ak sunu borom subhaanahu ñoo gënoon a bon fuuf te seen statut yaa nga foofu yàqal lu ñele dara ñu ngay julli di woor di natt murum koor di topp yàlla kon
perte temps la ci taxaw naan nañu daaneel statut beeg nañu nangam te boo xoolee xolu nit ñi nekk foofu la ñu ci bare defuñu dara ndar defuñu dara ci seen jukko yi seen li nga xam ni moom la ñu yaakaar ni buñ ko defee ndar gi mel na mu war a mel loolu man duma taxa yendu àll duma taxa fanaan àll Faidherbe ba keneen a ci yem li am solo mooy nañu fonk ndar googule ak nu mu mën a demee histoire la te daf fiy nekk rek. mu nekkoon colonel Momar Gueye di bindkat nekk tam doomu Ndar 8h tegal fukki minute ak juróom. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. wax ci wàllu mbas mi di coronavirus nga xam te ne mi ngi wéy di law ci réew mi naka tey sax ci kanam tuuti waa ministre de la santé war nañ def beneen xayma jëm ci wàllum jàngoro ji Sénégal nag fi mu toll ci lu ëpp juróomi junni nit ñoo xam te ne amee nañ feebar bi ak juróom-ñetti fukki nit ak ñaar ñoo xam te ne ñàkk nañ ci seen bakken ka Fatick moom fi mu toll nii am fukki nit ak juróom-benn yu amee feebar bi ñoom ñooñ nag ña nga ñuy toppatoo ci l'hôpital bu Fatick ak l'hôpital bu Kaolack ngir nag bañ feebar bi law tax sax ba commune bu Fatick ak Niakhar jóg nag di joxe masque askan wi ngir ñu mën a aar seen bopp am neta gu jaabi ay ndaw ci seen wet ay mag yoo xam ni dañu am pas-pas loolu ñoom ñoo doon wër ci mbeddi Fatick yi doon séddale ay masque ñoom ñi nag ñu ni lu tolloo ko juróom-benn di junni masque de protection le ministre bi ñu dénk wàllu plan Sénégal émergent teg ci seen loxo ngir ñu séddale ko askanu Fatick jaar nañu ci mbedd yu bëri ci marché central bu Fatick ak itam ci gare routière bi ngir rek joxe li nga xam ne moom moo di masque yooyu li tax nag ñu def lu ñu mel moom moo di jamono yi kaawu coronavirus yi dafa gën a bëri ci biir région bi rawatina ci biir district sanitaire bu Fatick ndaxte am nañu lu tolloo ko fukki kaawu coronavirus ak benn ci biir commune bu Fatick mu bokk ci ay élèves gendarme. man Issa Dione laa tudd dafa confectionné waat 6000 masques pour indil ko ci population yi pour ñu respecter les gestes barrières docteur Cheikh Kanta ñëw aux côtés des populations pour ñu mun a respecter les gestes barrières moom moo waral il journée tey bi les populations marché bi lañ jógee léegi dem nañ ci charretier yi jox nañ leen des masques dem nañ ci moto Jakarta yi jox nañ leen des masques taximan yi gare routière jox leen. ci commune bu Niakhar sore tuuti ak bu Fatick nag foofu bàjjanu gox yi lañ doon dooleel ndaxte teg nañu ci seen loxo lu ëpp tuuti 4 junni masque ngir rek ñu joxe ko askan yi nga xam ni ñoom ñooy yeewoo ci village yi ngir rek ñu mën di respecter soluk masque bi ndaxte ñu bëri ba léegi dafa mel ni xamaguñu njëriñ li Mariam Sène moom moo organisé woon séddale masque bu ni mel. suñu gisee ne déconfinement progressif mu ngi am te gis nit ñi ñu ngi commencé di bàyyeeku yaakaar ne lii ak léeg-léeg yooyu dañ leen di woowaat ñu ñëw armé leen waat ne leen nag dem leen ngeen gën a yeewaat seen moromu jigéen ñi parce que tam jigéen ñu ngi daw fu nekk donc jigéen boo ko protégé rek protégé nga famille am. ba feebaru coronavirus duggee ci région bi ba léegi nag ñuy fàttali ne jot nañ fee am lu tolloo ko 2 fukki nit yoo xam ne am nañu feebaru coronavirus kenn ki moo gaañu 4 nit nag ñu ñuy xamal ni ñoom jot nañoo wér ci 2 fukk yooyu lee Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby des ba léegi ca Fatick des tamit ci coronavirus bi foofu la ca diwaan ga jigéen ñi nga xamante ne nag mbas mi daf leen yàqal ci seen i yëngu-yëngu tax nag ba nguur gi génnee lu toll ci 4 fukki millions ak juróom-ñett 48 millions ngir jàppale leen ko mën a suqali seen yëngu-yëngu ñoom soxna yooyu nekk ca diwaanu Fatick ki leen ko jëbal nag di ministre de l'économie solidaire et sociale di soxna Zahra Iyane Thiam bokk na nag ci ñi ci jox jigéen ñi nga xam te ne ñoo yëngu ci wàllum napp gi ak defar ay